mel ni Ousmane Sonko ban jàngat nga ci mën a bu gën a sori boobu. waaw Pa Maguette man de dama dégloo Ndeye Fatou président moom man dama amatul envie wax sax ndaxte wax dëgg yàlla sama xol dafa gën a jeex sax ci surtout li président Moustapha Diakhaté wax. moom dafa fekkee lépp nag. acteur la moom dafa il était présent. xam nga li doy waar Pa Maguette li doy waar mooy. yàlla kon dafa ñu nattu. maa ngi gis ñu bëri ñuy wax Macky dafa aay Macky aayul. ba léegi moom mënu ma jàpp dafa aay. mais Macky dafa am en face des personnes de peu de scrupules dañu ci xam ne amuñu valeur te amuñu ngor pour mën a di wax di dindiwaat lu ñuy wax di ko yàbbi di ko sànni ndax gor dëgg dee moo ko war a gënal wax dara ba pare lekkat waxam. donc man li ma gis nag instant yi si lii daf ma gën a dëggal ci li ma yàggoon wax dafa am ñaar yoo xam ne dama ko gëm dama gëm ni Idrissa Seck nekkul woon ci opposition Idrissa Seck man page am nee naa page Facebook am tàggee la koy doyee. Idrissa Seck du wax ci dëkk bi ñoru ko crise bu mu mënti am ak lu mënti xew Idrissa Seck ne se prononce pas donc il n'était pas dans l'opposition dëgg yàlla moom ak Abdoulaye Wade dama gëm ni nekkuñu ci opposition donc lii moom benn pas de plus la buy gën a dëggal li ñuy wax ni ñoom ñu ngi woon seen ay deal ils sont pas dans l'opposition Idrissa Seck nag nekk président 16 man sama jàngat mun na am damaa juum nag waaye gëw ma ni Idrissa Seck lii gënaloon na ko Idrissa Seck ambition présidentielle la am Idrissa Seck nekk ci kilifteefu Macky Sall xam naa ne lu ko metti la lu diis la ci moom maanaam contexte kese moo ko waral waaye wax dëgg yàlla ce n'était pas un souhait il n'a jamais voulu être ci wetu Macky Sall di jël benn institution benn 16 nga xam ne dañ ko gën a ñàkkal fayda sax ndax moom dafa am li mu wax ci 16 ba jàpp ne lii daal amul solo dañ ko war a supprimer man dama jàpp ne Idrissa Seck ay kilifaam ci dëkku tubaab bi ndax Idrissa Seck dafa am ñu bëri ñu muy woote di xëcc ne ay kilifaam lañu di wane ne ay xaritam lañu Idrissa Seck beaucoup de choses yoo xam ne wax dëgg yàlla ci vision am ci dëkku tubaab bi la ko jëlee Idrissa Seck c'est un candidat instant yi potentiel de la France il faut Sénégal itam gën ko bàyyi xel ni que France am na gis-gis ak yaakaar parce que Idrissa Seck fi la nekkoon di xëccu sax di wax ko Jacques Attali di ko xëccu naan xaritam la ba Jacques Attali yemale ko ne ko bàyyi di wax sama xarit maa ngi duñu ay xarit n'est-ce pas lii kon Idrissa Seck am na ay club ak ay kilifa yoo xam ne am na ko si dëkku tubaab bi peut-être ñooñu marchandé nañu ak Macky Sall ñëw Idrissa Seck dans le gouvernement Idrissa Seck voulait ci lii ay xibaar yoo xam ne xaw ma ndax dëgg la waaye Idrissa Seck voulait xaar ba 2022 mu ñëw dugg assemblée pour nekk président assemblée Macky Sall ne moom mënul xaar loolu te loolu mënu ko jox parce que daf ko waxaalee pare donc mën na ko jox daal benn institution bi nga xam ne mu nekk si personnalité état Sénégal mais mënu ko jox lépp loolu donc man dama jàpp ne dañoo weñ loxo Idrissa Seck pour def ko président 16 muy ànd nag laaj bi nga xam ne laaj bu doy waar la bu dee tugal am na fa ñi nga xam ne ay planificateur lañ yu ànd ak Macky Sall xam ni nangul na leen te seen projet yi ñu am ci Sénégal ci wàllu pétrole ak gaz ak lépp luy contrat Macky du si def obstruction dina liggéey bu baax pour France ci ay projet ak ci ay plan ñu am yaakaar ci Idrissa Seck ba koy waxal Macky ci dëkku tubaab yi da am na ñoo xam ne ay dëkku tubaab yoo xam ne dañuy wax ni fa la waxtaan yi xewee woon comme lu gars yi waxee ni Abdoulaye Wade dem na ba Guinée di waxtaan tamit ci ay biiru Sénégal moom ak benn ancien président français donc Idrissa Seck kon bu demee ba jàpp ni France moo ko war a mën a fal ci Sénégal ba mu nangu dédiiru ci lépp lu mu waxoon ci biir réew mi wax dëgg yàlla damay jàpp ne kon Idrissa Seck kon jaaxle na te lii nag xam naa mooy deal international bi nga xam ne moom si jëm boppam moo ko doon faral di wax parce que baat yooyu ay waxam la deal boo waxee mu ne deal international c'est que bu waxee dëgëralee ko ay aaye aussi waaw xam nga aaye yi borom yi moom yooyu non c'est que Pape Maguette aaye ñi nga aaye entre ñi ko jëfe ak ñu koy wax am na jëfe kii ma dama aaye moom wax ko mën na ko Sénégal fii moom soo nax gars yi dafa yomb xam nga rakku président fii la sàcc suñu xaalis sa pare jël kaaminam teg ko ne dafay wat fii Sénégal ñoo am benn faible ak benn complexe ci lépp lu laal alxuraan nag wala ay aaya Idrissa Seck nag fa la nekk di jaar Sénégalais yi di wax ay aaya suba ak ngoon guddeeg bëccëg li mu wax yëpp gëmu ci dara Idrissa Seck lépp lu mu mës a wax dëgg yàlla waxul dëgg Idrissa Seck du nit kuy wax dëgg et malheureusement nag Sénégal fii ñoo nekk ci réew mi nga xam ne dafa mel ni réew mi nit yi ñoo bëggul ko leen di wax dëgg nit yi bëgguñu dëgg bëgguñu koy wax dëgg bëgguñu koy jëfanteeg ñoom ci dëgg dañoo bëgg a naxante di ko ne di am man nag dama gis ci biir position bi ñu def benn wax bu yàgg bi nga xam ne tàmmoon naa ko dégg Sénégal waaye dafa mel ni mu ngi gën a prendre forme dama gis ne dafay gën a dëggal ni Macky xalaatul troisième mandat xalaatu ko n'est-ce pas daf ma gën a dëggal wax bi ñuy wax ne Abdoulaye Wade dafa am itte ak xalaatu moom ak njabootam ñu toog fii lu ëpp sax lu fi parti socialiste toog Sénégal donc man lii yëpp ay stratagème la ak ay yëfi caay-caay pour jëm fi teg les élèves libéraux de Wade parce que ñoom ñëpp dama jàpp ni réeroowuñu wax dëgg yàlla dama ko yàgg wax nag man Idrissa Seck ak ñoom ñii ñëpp pour man réeroowuñu
ñu ngi waxtaan ñu ngi digaale ñu ngi jàppalante donc lii rek kenn rek lay porter préjudice mooy Ousmane Sonko son discours sa posture ak sa vision wax dëgg yàlla ci wàllu libérer benn réew bi nga xam ne occidentaux yi dañ cee moom lu bëree bëri Ousmane Sonko ñu koy gën a mettre à l'écart ndax tous ces grands man wax les bandits d'état là yi nekk Sénégal ñoom ñëpp ñu ngi waxtaan ñoom ñëpp xanaa président moo ci bokkul président xam naa ne moom fu mu dem du fa yàgg ndax day wax xalaatam day wax dëgg te loolu bëgguñu ko ci réew mi moom bëgguñu ko wax dëgg waaye ñoom ñëpp ñu ngi waxtaan réeroowuñu et aujourd'hui encore instant bi la gën a am solo Sénégal mu ngi préparé wu ci benn mouvance bi nga xam ne ci production ak ci exploitation yenn produits yi nga xam ne gars yi bëgguñu problème am Sénégal bëgguñu crise am Sénégal bëgguñu classe politique bi dispersé wu gars yi ñoom ñu ngi def seen ay levier pour boole ñëpp pour gars yi pour France mën a continuer doxal mi dem ci biir réew mi donc man Idriss Seck wax dëgg yàlla man dama ko yërëm sax instant su mu toll nii wax dëgg yàlla su ma xoolee VAR bi ni ñu koy tegee temps yëpp vraiment yërëm naa ko wax dëgg yàlla te moom sax dafa waroon jël retraite parce que moo ko waxaatoon si ay waxam la bokk ne woon na 2022 na jël retraite am bëggatul dara si dëkk bi waaw parce que dafa am âge bi xam ne su tollee bëggatul politique day bàyyi politique te âge boobu 2022 na la ñëw ndeysaan non moom li mu wax yëpp bàkk la ko waxee non c'est que fii c'est que bàkk lay waxee moom fii moom professeur fekk ñi ngi lay tegal li nga xam ne yaa ko waxoon rek problème amu ci parce que kenn sosalu la lii dangereux kay ak li grave mooy ñu lay waxal loo xam ne yow du sa waxoo ko waaye fekk ñi ngi lay tegal loo xam ne yaa ko wax mais yaa ko wax lii nag moom xam naa ne nag moom mën naa interpréter trop waaye lii moom na fexe ba rek bu mu ko jéem a interpréter neneen noonu li am na interprétation dafa am interprétation parce que ñun dañoo jublu Kaaba waaw ñun nii waaw ñun waa Makka lañ waa Makka waaw moom Bakka la jublu bokkul jubluwaay ñu bokkul jubluwaay nag war ñu bokk gisin ak déggin bàyyil ma daw dem ci Moustapha waaw xam naa moom man ci wax rek mooy comme politiciens yi jaxaluñu leen sëñ Moustapha ñun ñooy politiciens ay observateurs lañu waaw comme ni ko benn góor gu doon waxee rek bi ñu amee indépendance toog lu yàgg jóge ci colonisation dem ci indépendance nit ñi wax di ku ne di ñaxtu wax góor gi toog ci dox bi rek ñu ne ko góor gi yow doo jël parole mu leen man daal li ma leen laaj lenn rek la kañ la indépendance di jeex léegi loolu moom laay indi ci wax ji parce que ñun depuis indépendance 60 ñu am indépendance jël Senghor teg ko ci kanam boppu réew mi bi mu fi jógee Abdou Diouf bi mu fi jógee Abdoulaye Wade mais discours yi benn la te ba léegi li fi nekkoon mi ngi fi ba léegi problème bi réglé wul donc man je pense que comme ni ñu ko joxee baaxul ni ñu joxee indépendance bi baaxul parce que ñi ñu ko jox mooy tubaab bi te yaakaar naa tubaab bi bëgguñu ñu réussir bëgguñu ñu avancer parce que bu ñu avancer ñoom dutuñ ci mën a am dara donc ñoom bu ñu sañoon ci situation bi la ñuy dee ñun nag ñoo war a donc comme dox nañ ci lii ba am expérience xam ne lii jëmul kër jëmul fenn parce que tamante dëmm rek jiñante sàcc laat nangam nañu xoolaat mbir yi tëggaat affaire yi organiser waat mbir yi bon bu ñu jëlee nit ki di ko liggéeyloo nga xam ni président de la République dafa ñëw ni dafa bëgg a liggéey réew mi def na campagne am bu gagné ñu war a am instance boo xam ne je ne sais pas xaw ma nu ñu koy tuddee chambre consultative la ou sénat la ou congrès ou je ne sais pas quoi loo xam ne dañ koy constituer teg fa ay kàngam teg fa ay anciens premier ministre anciens ministre ancien nangam ñooña yor constitution bi nga xam ne bu waa ji ñëwee mooy ñëw fa lay prêter serment bu ñëwee ñu ne quoi sëñ bi yow lañ fal lii nga sa programme lii nga wax léegi li nga wax nii nooy def noo koy ba def ko réaliser ko muy nangam ak nangam li muy wax bu cohérent ñu xam ni kii li mu wax tegu na ci yoon ñu jox ko mbir yi mu dem su fekkee li muy wax tegul ci yoon ñu jël ko doon xëccool teg indi su ne ko nag aussi danañ la jox li nga laaj budget bi nga soxla mais ñaata ministre ngay nommé mu ni tant de ministres ñu ne ko boo demee def former sa gouvernement mais gouvernement bi nag dañuy ñëw assemblée chaque année yow it da ngay ñëw fii di évaluer fii nga déparé fii nga jëlee réew mi nee nga fii nga koy yóbbu jox nañ le budget chaque année ñëwal def évaluation ñu xam fi nga tàmbale ak fi nga yem bu boobaa yaakaar naa ni booy nommé da nga xool baax premier ministre ba ngay nommé te premier ministre ba ngay nommé dana xool yan ministre lay nommé dootul am ay ministre politique ministre technocrate ay ministre compétent yu sérieux la ñuy jël teg leen loolu bu boo amee loolu rek la ñuy mën a am réew mi changé nga xam ni ki nga xam ni moo jiite réew mi mooy premier responsable bu ñuy poursuivre moom la ñuy poursuivre bu ñuy wàccee gouvernement bi assemblée lañ koy wàccee premier ministre mooy taxaw bu ko defee mbir yi dox su boobaa indépendance judiciaire dina am indépendance bu au niveau de l'assemblée aussi day am exécutif dana
séparation du pouvoir day am su ko defee réew mi lépp tegu ci yoon ku ne li nga am droit nga am ko nga jël ko loo amul droit doo ko jël su ko defee bu ñu doxee tuuti danañ gis changement mais su fekkee ni lii rek la nga xam ni ku ñëw rek bu sa moome nga def li nga war a def boo fi jógee keneen ñoo def réew mi ci taate rek te duñ mas a avancé réewu tubaab bi li tax ñu raw ñu du dara lu dul dañoo organiser wu am na yoo xam ne kenn mu ko faa def am na loo xam ne mënoo ko déclarer ba pare wëlbatiku di def leneen mënu nekk te peuple bi aussi ñooy choisir bu ñuy élection yu leer la yu transparent la yoon nit ñi ñooy ñëw voté ki ñu bëgg a fal moom la ñuy fal mënoo fexe ba loolu du am bu peuple bi ànd yow dañ la wateel mais bu ñu la wateelee it nag dañuy topp sa gannaaw di xool assemblée di jouer rôle am instance yëpp di jouer seen rôle su ko defee réew mi mën a dox waaye suñ ko deful nekk ci lii ba gaz bi ñëw wala pétrole bi ñëw day gën a am problème rek man daal loolu laa gis ci li nga xam ni moom la ñuy doxal ci réew mi su fekkee ni changé wuñ ko ba pare aussi réformer système politique bi multipartisme bi ñu arrêté ko 2 courants doy na gauche droite ou républicain démocrate je ne sais pas quoi ku bëgg politique demal ci parti yooyu loolu mën nañ ko def organiser une élection de représentativité les 2 premiers partis ñooñu la ñu reconnaître kii nekk gauche kii nekk droite su ko defee koo bëgg politique dem fi la couleur bi la neex soo defee nag suñu demee jub ay élection ñu fa ay primaire ñi génn ñaar ñu génn daje suñu paree ñëpp liggéey président bi bu paree bu faloo du tul président parti du tul chef de parti président de la république la suy diriger président la amatul nekk président bu pare nekk chef de parti yooyu réforme tant que defuñu ko fii la ñuy nekk di tourner autour du pot du ñu avancer benn pas en avant 2 pas en arrière fii ba ilaa yow mi te day gën a métti xoolal war nañu réformer éducation bi war nañu réformer njàng mi war nañ fexe ba au moins bu ñu dugalee xale bi muy jàng école bu bon bu paree mën a génn am métier mais léegi école privée yaa ngi mel ni mardi Italie fu ne ña nga fa samp école privée ñu joxe ay diplômes yoo xam ni amul benn valeur xale bu jàng ba pare bu génnee yor ay diplômes yoo du am liggéey mais il faut que ñu arrêté man je pense que il faut que ñu xoolaat mbir yi yoon wi mu jër baaxul il faut ñu taxaw parce que bu fekkoon ni tey da nga naan kenn la sax boo ko fi jëlee keneen kii ñëw tane mais koo fi jëlee boo indee keneen moo koo koyam wala mu yës ko xam naa ne moom ci